Maktoum Prod. yéen ñi aboné gul aboné leen gaaw ba sale cloche notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyi ko jaa ngeen jëf. yaa man yara ma fi damir wa yasma. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم mbokku Maktoum Prod ñu ngi leen di ziyaar di leen baal xaq di leen baal di jiital si nuyoo bi sunu kilifa di Cheikh Serigne Mouhamadul Moustapha Sy mu Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum waaye nag di nuyu sunu mbokk sunu xarit sunu oustaz Cheikh Ahmed Tidiane Diop di sunu lépp wax dëgg yàlla ñu nekkal ko fii niñ ko tàmmee di wax fii si diwaanu Colorado ci États-Unis moom mu nekkal ñu Sénégal fa tabarakallahu ñu koy nuyu bu baax di ko wàcc waayam di nuyu jullit ñëpp mu mel ni sunu yoon bi waa weesu ñu ngi doon waxtaanee jigéen da nga xamante ni yaay jàng ko doon dénk mu war a dem sëy di ko dénk ay baat wax ko naka la war a sëy naka lay def ba jëkkëram nekk xaritam naka lay def ba réussir mission bu rëy boobu nga xamante ni moom la ñu tuddee sëy ndaxte sëy mission la waaw tey nag ñu ñëwoon pour waxtaan bu demee góor gam fa war a fekk naka la war a mel waaye ñu boole kooku waxtaane importance bi nga xamante ni jigéen am na ko ci dundu góor waaw ndaxte maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum lañ dégg mu ni bokk na ci kéemtaanu yàlla yi xar gi mu xar góor génne ci jigéen nekk wettalam di ko dimbali bu góor jaaxle waaw ndaxte li jaaxal góor jaaxalul jigéen waaw jigéen yàgg na jàmbaare moo tax yàlla ni li taskunu ilayha waaw kon firiwul lenn lu dul jigéen fi góor jaaxle ba mënatul jigéen moo taxaw fas ndiggam góor moo gën a bari wax waaye yëgu ko góor moo gën a bari jàmbat waaye yëgu ko jigéen a gën a jàmbaare fuuf bari na ay firnde yonent ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ca montagne ba gis la mu gis ba mu ñëwee jaaxle Sayyidatuna Xadija jigéen ju baax ju sell jooju moo taxaw waaw sunu maam Seydi Hajji Malick moom koy wax si biir Xilaasu Zahab xadijatun sakkanat bil xalbi qailatan lam yuzika allahu fi daarini la tahimmi waaw jël défense yonent bi fas ndigle jigéen yàgg na dëgër fit te boobu yonent baa ngi jàmm jommi waaw wala boog foog na ni jommi na waaw ndax lim doon gis Sayyidatuna Xadija taxaw def ko fas kon jigéen foofu lañ ko xaare mag ñu baax ñi ngi fi gis ñëpp ñoom maam Seydil Hadji Malick ñoom maam Borom Touba waaw yàlla leen may ñu ànd ak ay soxna yoo xamante ne am nañu taxawaay soxna te xam nañu seen bopp moo tax jigéen am une place très importante dans la société waaw moo tax yàlla ngi wax ak nit si boppam waaw ne ko tazakkar jamili fiika is kunta nutfatan wala tansa taswiri li shaxsika fi lxacha waaw kon mbokk wasalim li yàlla ashia waaw ne ko yàlla tuddul sax ndey parce que ndey ëpp na doom waaye yàlla li mu tudd mooy yat ba doom ji tëdd ci biir ndey donc juste pour andiwaat encore une fois importance su jigéen ak collaboration bi nga xamante ni yàlla collaboré na ko ak jigéen waaw entreprise bu toll ni nit projet bu toll ni nit waaw yàlla ni benn entreprise doyuma si lu dul entreprise boobu ñu naan jigéen waaw kon ku xamul mooy foog ne sax yàlla li mu sédd góor si diina moo ëpp alors que déedéet
non seulement yàlla sédd na jigéen encore une fois mais lim ko sédd ko góor waaw kon boog munu ko fa ma la fekkoon si yat boobu nga tëdd yow nit mu ni man ak yat bi rek la woon te sa yaay nag nekkoon seede bi kon yàlla jigéen la collaboré waaw bi si des damay faral di wax ne mais lu fi góor di fëggee dënnam tey ñu ngi ko nampee si weenu jigéen ñi te koo gënul doo ko jur waaw kon jigéen aussi am na benn responsabilité boo xam ne am na cër boo xamante ni bu ñu xëyee tey di wut émancipation de la femme mën nañu jàpp ay reetaan waaw alors que xëy na góor moo waroon chercher à être émancipé parce que ki nga xamante ni yonent yëpp moo leen jur ñiñ fiy simil dàll yëpp moo leen jur mais kooku émancipé na ba noppi donc loolu bokk na si li ñu mën a sukkandiku pour wax importance bi nga xamante ni jigéen am na ko dans la société waaw boo ñëwee dans la société nag ñu ni wa iza nisaau nacha'na fi ummiyatin radaa rijalu jahalata wa xumula waaw léegi nag ku jigéen kooku nga xamante ne yàlla sunu borom dindi na jigéen si góor mu xar góor dindi ci jigéen ba góor tey bu jaaxlee jëm ci jigéen mais bu fekkul ñu préparé jigéen wala boog jigéen xam boppam mais àdduna tukki góor ñëpp daañu nàmp musiba kon encore une fois foofu noonu moo lay won ni jigéen fi ko yàlla teg mais tegu fa góor parce que bu jigéen baaxee rek société baax bu jigéen baaxee société baax waaw moo tax bari na ku ñu foog ni jirim la ñu ne amul ndey ak baay fekk ni mais ki ñàkk ndey ak baay en réalité sax ndeyam ak baayam ñu ngi dund waaye mayuñu yàlla chance mais surtout jigéen responsabilité jigéen la parce que jigéen la yàlla gën a sédd mayuñu yàlla chance pour mu dugg defar xale ba fay juddoo waaw laysa al yatimu man intaha abwaahu min hamil xayaati wa xallafaahu zalila fa asaba bi dunyatil xakimati minhuma wa bi xusni tarbiyati wa zamani badila inna al yatima huwa allazi talqa lahu umman taxallat wa aban mashhuda waaw mu ni jirim dëgg baayam day dund yaayam day dund waaye ña ngay xuloo suba ak ngoon ku jigéen ki bàyyiwul xel ku góor ki bàyyiwul xel ku jigéen ki ba yàlla amul fu mu dugg fu sell pour defar doom dafa judd moo tax pour yàlla ñu may ko chance fu mu dugg pour defar njaboot gi nga xam ne ñooy juddoo ci sëy dañuy dellu ci li yàlla waxoon yonent bi bés xëy rek ne yonent bi xul li azwaajika in kuntunna turidna alxayaata dunya wa zinataha fataalayna ummahtikunna wa usarrixkunna waaye sirahan jamila wa in kuntunna turidna allaha wa rasula wa daar al axira bu fekkee ni nag du luxe yi du yu rafet yi du àdduna moo leen bàyyi si yow waaye yow dañ la xool rek gis ni maa ngi si yow waaw mun ma nag man yàlla danaa leen garantir nag boobaa payoor goo xamante ni incha allahu rabbi bu yegsee rek ñu xam ne yegsi na kon yàlla li mu jàngale foofu mooy dignité jigéen moo ëpp fuuf alal kon fondement sëy bi na doon dignité jigéen na ko dignité dugal si góor tamit na ko dignité dugal si jigéen mais bu loolu amul fondement bi dafay xaw a fragile waaw bu ko defee jigéen day desee xam boppam alors que jigéen ku war a xam boppam na li ko yàlla sédd dafa rëy waaw bi ci des mooy nag ñu wax ko góor ñi waaw yenn saa boo waxee ñu ne da ngay faral jigéen ñi fekk ni du loolu mais jigéen mais fonk jigéen si yonent bi la yam sallallahu alayhi wa sallam sayyidatuna Aïcha ak ni ko yonent bi fonke woon bés am na ñuy romb di fecc di sabaru bëgg na ko seetaan te bëggul génn ndax kersam may ko mu génn topp si mais yonent yàlla Muhammad bi ñëpp yaakaar mais moo ko tingo muy seetaan mais tey am na njabootu yonent boobu ñoo xamante ne rus nañu def loolu alors que tey ji bokk na si xeetu jihaad yi laa wax mais ki nga xamante ne fexe na ba guddi jot
mu bégal soxnaam di kaf ak moom ba soxnaam ree, kooku moo ki dee si jihaad ñoo yam xamuloo. mais lan moo tax geste boobu rek ak li mu ndawee ndaw yàlla yëkkati ko si grade ku dee si jihaad? mais c'est parce que kon jigéen am na benn son importance boo xamante ne c'est une importance capitale. kon góor ñi bu ñu xamul loolu aussi lii dox du bari. bi si des mooy bari na lu jigéen ji defal góor, surtout si société sénégalaise, loo xamante ne du farata si jigéen ñi. te jigéen ñi dañ koy def ndax bëgg barke, jigéen ñi dañ koy def ndax bëgg seen jëkkër, jigéen dañ koy def ndax bëgg waaw góor. xam nga jigéen ñaa ñuy fóotal di ñu baleel di ñu defal yeneen ak yeneen yoo xamante ne waru leen. waaw dama siy joxe exemple. jamono bi Seydina Omar di nekk amirul muminin, mais dafa am benn waa joo xam ne soxnaam dafa ñëw yàq ko lu mel ni xeme ba xol bi jeex tàkk. mu ni duma ko régler sama bopp, naa dem gis Seydina Omar nettali ko. mais bi mu demee ba jub néegu Seydina Omar dégg soxna Seydina Omar di wax Seydina Omar nga xam ne benn góor ñemewu ko, di ko wax musiba boo xamante ni moo gën a tar li mu dégg moom. li wolof di wax ni fu ñuy feesee kenn du fa jàmbat góom. mu daal di dëpp Seydina Omar seen ko ne ko dafa mel ni si man nga jublu si woon waaye maa ngi la gis ngay dëpp. mu ne ko waaw parce que dama doon jàmbat si loo xamante ni sama soxna wax na ma ko si lu metti, ma ñëw fekk sa soxna di la wax lu gën a doy waar loolu. waa mais yow en tant que amirul muminin góor ñi sax bàyyi la xel, naka nga mën a bàyyi jigéen mu lay wax ji. Seydina Omar tontu ko ne ko daf may fóotal loxoom di yàqu te waru ko woon, man la waroon. parce que góor la war mu fay à la limite ku koy fóotal di fóotal jabaram. mu ne ko daf may toggal di ëpp xal bi yenn saa yi loxoom lakk. waaw ndax man ma bëgg te waru ko woon, man la waroon. parce que jigéen buñ la ko joxee da nga koy protéger, jigéen buñ la ko joxee da nga koy sàmm. parce que ki bàyyi njabootam, bàyyi baayam, yaayam, ñi mu gënoon a bëgg, xëy ñëw sa kër di wuyoo sa sant, mais kooku noonu lépp loo def pour bëggal ko mais jaxat la. moo tax xamoon nit ñaa ngi dem di uti yiw feneen, te yiw bi ñu ngi ko bàyyi seen biir kër. boo génnee si biti njabootu jàmbur boo gis kontaan, diw ñëw na ñooñu bëgg, mais sa biir kër gi nga nekk sa njaboot mënoo leen bëggal, sa soxna mënuloo ko bëggal. bu reetaanee rek xëy na dafa seetaan théâtre. te boo génnee képp ku kontaan yow yaa ko bëggal. boo génnee nag nekk benn xar, boo nekk si biir kër gi ñu lay wooyee pas allemand, mais kooku moo jaadu ko. parce que kon yiw yi ñu ngi koy bàyyi ci biir kër yi dem di ko uti ji feneen. waaw mag ñi yàlla déggloo boppam yépp xëy nañu tàgg jigéen. waaw ba si sunu maam Cheikh Seydi El Hadji Malick, te ko xam Cheikh Seydi El Hadji Malick xam ni ko sérieux la. waaw waaye musul nangu am soxna ñu naan diw mooy njëkkeem ku dul yàlla sunu borom. waaw nga xool maam Rokhaya Ndiaye. waaw naka la meloon, nekk bete di ay noble, waaye dignité Seydi El Hadji Malick la xool ba sëy ak moom. waaw moo tax Seydi El Hadji Malick di ko xool ba mu yàgg ne ko yaa qurratay aynina. waaw di wax ak soxna yi naa leen yaa qurratay aynina. waaw tuuba ila llahi li taa'ibina karamatun min allah. waaw mu ni bu dee njëkke yii nii amuñu lu dul 2 junni yuñ leen jox ak benn piis. waaw mu ni waaye yàlla sunu borom bu dee bëgg nga doom bu ñëpp di simil dal yàlla am na ko. kon yàlla mooy seen njëkk, parce que yàlla Seydi El Hadji Malick xam na ni yàlla rek la mën jëflanteel, mais du nit. waaw kon ñoom xam nañu fan la jigéen toll ak importance su jigéen. ñoom si seen bopp musuñoo am complexe tagg seen soxna. waaw nga xool sunu maam Cheikh El Hadji Abdoul Aziz Dabakh Malick. waaw moom tamit bañ ko mayee soxna sa nekk xale te am ñu ko si xaw a mel ni ku koy xaw a waaw tam naan leen ayyuhal laa'imuuna fi maymuuna xallilu lawma. waaw mu ni yéen ñi may yedd
si sama soxna si na ngeen yamale seen yedd te xam ni du ma ko ba mais ñooñu dañu xam si yar ak teggin dañu xam lan mooy importance su jigéen dañu xam lan mooy valeur jigéen kon tamit jigéen na dimbali boppam ba ànd bi ko yàlla teg mu bañ fa wàcc bu mu seetaan moo ko góor di ko gëmloo ni moo ko supérieur wala bu mu seetaan góor di ko gëmloo ni li yàlla sédd góor sédd ko jigéen déedéet foog jigéen xam ko pour que ñu mën a redresser la société waaw foog jigéen xamat place am pour ñu mën a redresser la société parce que bu jigéen jekkee rek àdduna jekk bu jigéen baaxee àdduna baax wa ma zalika ala allahi bi aziz assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu يا من يرى ما في الضمير